salaamaaleykum mbokk yi ñuy teewlu ci Ndindy Actu TV Ahmed Seck ñëwati naa ànd ak Malick Fall ci seen numéro bu bees Actu Santé nag gëj ngeen ko gis xam ngeen Covid 19 oblige depuis boobu ba léegi docteur Doudou Diop amul woon jot nekk ci tukki diggante Sénégal ak bitim réew ak biir réew mi itam nga xam ni wax dëgg yàlla benn médecin amul woon jot moo taxoon ñu suspendre woon émission bi mais alhamdulilah Dieu fait bien les choses docteur mi ngi nii toog dend ak man tey nag ñu fas yéene waxtaanee cancer xam ngeen ni feebar bu doy waar la dinañu dugg ci octobre rose docteur Doudou Diop salaamaaleykum. maaleykum salaam Ahmadou maa lay ziar bu baax. maa lay delloo ziar bu baax docteur waaw na nga def gëj nañu gisee nag Covid beeg yëngu yi. waaw dëgg la comme ni nga ko waxee rek maladie bi moom dafa ñëw jël àdduna bi yëpp changé lu bare donc fonctionnement wu service yëpp dafa perturbé wu. te ñun ñuy yëngatu ci wàllu santé tamit du ma ne moom rek moo nekkoon suñu priorité mais moo nekkoon suñu priorité numéro 1 donc ci lañ nekkoon jamono ji yëpp. waaw mais nag fàttewuñu yeneen maladies yi tamit waaw. docteur Doudou Diop tey nag ñu fas yéene waxtaanee cancer biñ ci gën a yitteel tey mu di cancer du sein alors d'abord dans un premier temps docteur octobre rose mooy lan. waaw octobre rose dafa nekk une campagne boo xam ne dañ koy organiser daanaka ci pays àdduna bi yëpp mu commencé en 1985 te li ko tax a jóg mooy xeex contre le cancer. et particulièrement nag cancer du sein voilà donc période boobu bu jotee dañuy jagleel mois d'octobre bi yëpp à des activités yoo xam ne liñ ci jublu rek mooy sensibiliser population yi mooy di communiquer ak ñoom ci lu jëm ci feebar bi wax leen nan lay feeñee ci nit naka la ñuy def ba moytu ko mu la dalee fan nga war a dem ainsi de suite bu jotee itamit dañuy organiser des collectes de fonds parce que faj yenn feebar yi day laaj koom bu bëri. te suñu état yi yenn saa yi duñu am doole bu leen di permettre ñu mun a jël par exemple l'ensemble des malades comme ni ñu ko bëggee donc dañuy def ay collecte de fonds di ko jox fajkat yi bu ko defee ñoom it ñu mun ko utiliser di faj ñi nga xam ne ñoom ñoo malade. beneen partie fonds yooyu surtout dëkk yi gën a am yi gën a développé ñoom dañ koy utiliser pour def de la recherche. trouver de nouveaux moyens thérapeutiques ay yeneen traitement yu yees yoo xam ne dina tax ba faj cancer gën a yomb. voilà donc en résumé octobre rose loolu lay tekki. jërëjëf docteur kon expliqué nga ñu un peu octobre rose li muy tekki léegi nag ñu dugg ci li nga xam ni moo di cancer d'abord baat bi boo ko déggee rek docteur da lay tiital cancer mooy lan. waaw cancer dafa nekk benn ci xeetu feebar yi dal nit. boo xoolee nit ni ko yàlla tabaxee li ci gën a tuuti te muy dund cellule lañ koy wax cellule nag ñoom bu ñu dajaloo dañuy former li ñuy wax tissu da mel ne der ci tubaab ni ñu naan le tissu cutané mais du benn cellule ay cellules yu bëri la yu wuute nag nga xam dañuy dajaloo pour def tissu boobu léegi boo dematee ci li gën a kawe gën a yaatu dañuy am li ñuy wax ay cër. boo dajalee cër yëpp nag nga door a am membre yi boo dajalee membre yëpp nag nga door a am l'organisme corps bi yëpp yàlla noonu la tabaxee nit donc li gën a tuuti nekk ci nit tey dund mooy cellule. cancer nag dafa nekk feebar boo xam ne cellule lay jàpp te ni muy jàppee cellule mooy cellule bi ni muy fonctionner dafay échapper ni nga xam ne organisme bi noonu la soxlawee cellule yi di dox parce que cellule boo ko déggee mooy luy dund. daanaka day juddu màgg dee mais cellule bu dee dafa am ñu lay remplacer ce qui fait que cellule yi du ñu tolloo at cancer nag boo ko déggee mooy cellules yi dañuy multiplier wu ci anam boo xam ne dafa jéggi dayoo. day bari voilà léegi loolu bu ñu ko defee dañuy commencer ci benn organe donc dafay multiplier wu ñu jékki-jékki dépasser organe boobu. dem laal tissu yi nekk dans les environs bu demaatee ci benn stade bu gën a mooy cër mun na laal benn tissu comme mun na laal benn cër bu demaatee ba ci kanam mun na jóge ci organe bi mu juddoo dem dëkki ci beneen organe te loolu mooy comme nit ku am cancer du sein cellules yi nga xam ne ñoom ñooy cellules sein yi mooy ween jóge ci ween bi dem di saxi feneen te li tax ñiy saxi feneen
mooy vaisseau sanguin yi ñooy jëlee cellule bi ci ween bi yóbbu ko feneen te ñoom du ñu xàmmee dañuy ñëw rek commencé di multiplier wu. wala vaisseau lymphatique mooy beneen xeetu vaisseau ñoo koy yóbbu mu dem ci beneen organe commencé dafay sax bu gënee avancé waat nag day tas ci biir yaram bi donc dafa nekk feebar boo xam ne daanaka cellules yi dañuy échapper ci contrôle organisme bi te li ci gën a bari nag bu yeggee yenn anam yi day lor nit ki ka am. alors docteur léegi loolu ban ampleur la mën a jël quoi cancer maanaam bu xasee ba nga xam ni daal mi ngi dal nit ñi maanaam ban ampleur la mën a jël. waaw mooy li ma wax léegi rek cancer dafa nekk feebar boo xam ne buñ ci teelul jóg li ci gën a bare malade bi cancer bi da koy yóbbu waaw léegi cancer du sein xëy na ampleur bi ñu am ci biir monde bi moom jar na xam parce que boo xoolee ci cancer yi daal soxna yi jigéen ñi cancer du sein moo ci gën a bëri. mooy cancer bi jàpp weenu bi jàpp weenu jigéen moom moo gën a bëri ci cancer yi dal jigéen ñi te dañoo seetlu ni jamono yi ñu toll cancer wu sein dëkk yi ñuy wax les pays en développement dafa progression bu gaaw. maanaam réew néew doole. ok réew yi néew doole yi cancer du sein ni mu fay avancé dafa jéggi dayoo. cancer du sein itamit nekk na loo xam ne ci dëkk yooyu liñ ci déploré mooy bu ko nit ñi di gis day fekk li ci gën a bëri jot na avancé. mais pourquoi particulièrement réew yu néew doole yi. waaw fii boo xool seetloo xëy na day sensibilisation bi niñ ko bëggee yeggul foofu wala fi ñu bëgg mu yegg fa yeggagu fa. waaw après tamit mu nekk loo xam ne xëy na nit ñi du ñu bàyyi xel ci seen yaram trop. parce que am na ci ay signes yu ndaw yuy jàngale. boo xam ne nit ñi bu ciy bàyyi xel su gisee loo xam ne mos ko gis ci yaramam rek day dem kër docteur ñu mun ko xool donc yooyu yëpp c'est des facteurs yoo xam ne tax na ba xëy na cancer du sein bare ci pays yi nekk en développement. alors docteur kon mi ngi noonu c'est vrai que néew doole rek nee nañ doy na ak tooñ alors léegi nag lan la ñu mën a def maanaam pour prévenir ko. waaw xëy na pour prévenir ko dañuy ñëw ci facteurs yi ñuy wax facteur protecteur. parce que loolu tamit am na solo lool nit ñi xam ko. parce que cancer dafa nekk feebar boo xam ne ñu kër docteur du ñu wax cause. parce que tey jii coronavirus. feebar bi muy joxe boo laajee docteur lan mooy cause maladie bi te naan virus corona bi wala coronavirus mooy joxe feebar bi xam loolu cause la. dañuy dem jël prélèvement yóbbu ko laboratoire testé ko gis ko ne lii moo joxe feebar bi mais cancer nag yàlla dafa dogal ni du ñu am cause. li ñuy am c'est des facteurs de risque maanaam mooy loo xam ne bu nekkee ci yow pour nga am feebar bi day yomb exemple bi gën a yomb su ma génnee tuuti cancer du sein mooy cancer du poumon. ñu jàpp ni tuuxkat la gën a yeb. mooy xëtër. tey ji boo gisee fukki nit yu am cancer poumon daanaka mun nañ ne juróom-ñett yi day nekk ay tuuxkat xam nga kon loolu ñoom tuux boobu nekk na un facteur de risque pour ñoom mais taxul mu nekk cause cancer bi parce que ñeneen ñaar ñi mun na leen nañ mosuñu tuux seen giiru àdduna te terewul am nañu cancer bi. voilà donc am na leneen lu leen koy jox ñoom mu ngoog léegi li ñu jàpp comme facteur de risque. benn bi jiitu mooy nit ki ndax góor la wala jigéen parce que nekk jigéen dafa nekk facteur de risque ci anam boo xam ne boo jëlee téeméeri nit yoo am cancer du sein juróom-ñeent fukki yi ak juróom-ñeenti jigéen la ñuy doon. deuxième facteur de risque bi wala facteur favorisant mooy âge ay at dañoo seetlu nit ñi am juróom fukki at jëm kaw ñoom la gën a yeb. 50 ans jëm kaw ñoom la gën a yeb. troisième facteur bi mooy ñi nga xam ne dañoo teel a gis mbaax mooy jigéen boo xam ne laataa muy am fukki at ak ñaar commencé na fóot. am na ci beneen facteur tamit bu ñu identifier mooy jigéen boo xam ne dafa gis mbaax lu yàgg dem ba am juróom fukki at ak lu ko weesu continuer di fóot. loolu ci facteur yi nga xam ne day favoriser la survenue d'un cancer du sein ci la bokk. am na tamit deux autres facteurs benn bi c'est mun nañ ne ci ndono la su ma nee ci ndono dañoo seetlu ne jigéen yi nga xam ne seen biir famille dafa am ñu amoon cancer du sein ñoom la feebar bi gën a yeb que jigéen yi nga xam ne seen biir famille kenn amu ko fa. dernier élément bi mooy li ñuy wax des facteurs nutritionnels seetlu nañ itamit
jigéen yi am yaram ñoom la gën a yeb ka ñi sew. donc loolu lépp dafa dajaloo nekk ay facteurs favorisants mais terewul ni mun nga ñàkk am facteurs yooyu am feebar bi. waaw loolu tamit je pense que c'est très important ñu xam ko te ñi nga xam ne tamit seen biir kër seetlu nañ ni seen i tante seen i bàjjen ak seen i jigéen daal jotoon nañ am feebar bi ñoom ñi gën ci bàyyi xel. am na lu ñuy tuddee autodépistage lañ koy tuddee ah. waaw mën nañ ko tuddee autodépistage. waaw parce que loolu naka lañ koy defee maanaam yow pour nga seet ndax yow mi am nga doomu jàngoro bi parce que damay dégg ñu naan del palper sa ween del nangam loolu lañ koy defee. waaw xam na pour tontu ci comme dama wax facteur favorisant yi. xëy na dina am solo tamit moo wax facteurs yi protégé. après ma tontu ci question bi. léegi li ñu seetlu loo xam ne ay gëstu yu wóor moo ko wane. mooy benn ci facteur protecteurs yi. mooy soxna yi bu ñu amee doom. ñu nàmpal lu doy. te bu ñu nee nàmpal lu doy mooy nàmpal ñaari at. yu mat sëkk. voilà beneen facteur protecteur bi mooy le fait que nga jur ay doom. parce que seetlu nañ ne soxna yi musul am doom. cancer du sein daf leen di yeb. wala soxna yi nga xam ne bi ñuy taawlu dañu xaw a nekk mag tuuti. ñu romb fanweeru at. ñooñu tamit cancer du sein daf leen di yeb. donc ñu constaté nag soxna yi am ay doom. benn ñaar ñett bu juróom jëm kaw ñoom cancer du sein yebu leen comme ñu yebee ñeneen ñi ça c'est des facteurs protecteurs. Troisième facteur protecteur bi mooy activité physique bu régulière def sport. def naa suñu émission bi ñu doon def sur le diabète waxoon nañ ko fi nit ki war na fexe lu mu gàtt ñetti yoon ci semaine bi mu yëngatu. dernier facteur bi mooy alimentation bi alimentation bu équilibré. lekk gu baax te équilibré am nutriments yi ñu soxla yëpp. bañ rek di lekk chaque jour comme ni ko Ndiaye ni defee chaque jour mburu chaque jour ceeb. loolu yaa ngi lekk ba suur gaa mais équilibré wul il faut ngay varier et puis nutriments yi nga soxla yëpp nga mun ko am ci sa alimentation. donc loolu mooy facteur protecteur yi. mais nag wax nga fi léegi lu am solo. mooy autodépistage. parce que bu ñu nee dépistage mooy ni ñuy fexe ba seet sa yaram. ba xam na feebar bi mi ngi fi wala new fi. loolu li ñuy gën a conseiller. njëkk mooy jigéen ñi di bàyyi xel ci seeni ween. te bàyyi xel ci seen ween dañ koy defee ci ñaari anam mu njëkk bi mooy li ñuy wax seetlu anam bi ci topp mooy xam nu ñu koy waxee ci wolof ba mu jekk lamb say wen lambaatu ko mooy palper ko. léegi waaw seetlu bi liñ ci jublu mooy soxna si lépp lu am ci wenam muy changement muy lu bees mu teel ko gis dem fa ñuy faje te buy seet wenam dañ koy conseiller mu taxaw ci kanamu seetu. léegi bu taxawee ci kanamu seetu. mu taxaw bàyyi loxo yi wàcc. mu xool ñaari wenam yi est-ce que ndax tolloo nañ. mais nag il faut ñu préciser ne yàlla bindul organe boo xam ne ñaar la ñu tolloo strictement loolu amul fenn. mais boo daan xool sa wen démb barkaati démb. tey nga ñëw xool ko gis ni tollootuñu. di nga seetlu ni am na changement. loolu bu amee rek nga dem kër docteur ñu xoolal la ko. leneen li ñuy seetlu ci ween yi tamit mooy est-ce que couleur bi changé wul. est-ce que nekkul di xelli. maanaam nekkoo di nàmpal. ween bi di xelli. muy xelli lu mel ne deret. est-ce que itamit peau bi der bi soppeekuwul. te loolu li ñu ciy gën a bàyyi xel mooy li ñuy wax phénomène de peau d'orange. deru orange ni mu ñagasee noonu daf ay kërë di ci gën a bëri ween bi bu amee cancer aspect peau bi noonu lay mel. donc yooyu c'est des éléments yoo xam ne dañ koy conseiller jigéen yëpp ñu koy seetlu ci seen yaram. te ñu koy def weer bu jot. voilà léegi deuxième partie autodétection bi mooy la palpation. boo déggee palpation mooy nga jël sa loxo di ko teg ci ween bi ak benn technique bu précise pour xool ndax amul lu bees lu ci ne. benn est-ce que amul benn boule booy daj boo xam ne mosoo koon daj. ñaar est-ce que boo ko laalee day metti ween bi ci boppam ween bi mun na sensible. est-ce que amul une chaleur locale. est-ce que ween bi ci boppam ni mu daan yëngatoo souplesse bi mi ngi fi ba tey. maanaam jékki-jékki mel lu xaw a dëgër noonu sec. voilà mi ngi noonu wala est-ce que ween bi tamit gonflé wul. yokk neew yi. donc yooyu c'est des aspects yoo xam ne dañuy conseil jigéen ñi ñoom it ci bàyyi xel di koy def. mais nag palpation boobu dafa am waxtu bu ñu ko war a def. dafa bu fekkee ni jigéen boo xam ne mi ngi gis mbaax mi ngi fóot ba léegi. dañ leen di conseiller bu ñu jeexalee. une semaine après ñu def ko fa.
mu nekk une période précise saa yu ñu gisee seen règle ba mu jeex ba mu am une semaine ñu palper seeni sein. bu fekkee ni dafa nekk soxna soo xam ne gisatul mbaax ménopausé na dañ koy conseiller mu koy def par weer bu jot le premier jour du mois te liñ ciy farataal liñ ciy taamu mu nekk un jour fixe mooy doo ko fàtte. d'accord maanaam nga ne chaque le 21 dinaa ko def. voilà wala chaque premier du mois. waaw bu ko defee parce que boo koy def tey le premier suba le 5 ginnaaw suba le 3 benn weer dina ñëw nga fàtte ko def donc noonu la leen di conseiller. D'accord kon nag je rappelle que nous sommes avec le docteur Doudou Diop moom mii nga xam ne nag xam-xam dafa màcc ci wàllu wérug yaramu doomu aadama di waxtaan ak ñun tey ci octobre rose ñu soññ nag suñu mbokki jigéen ñi ci li nga xam ni moo jëm ci wàllu cancer du sein maanaam feebaru cancer boo xam dafay jàpp weenu jigéen docteur alors léegi fi ñu bëggoon a ñëw nag mooy traitement. waaw toujours dañuy bu ñu waxee ni feebar nangam a koy joxe ak tamit nangam lañ naka lañ koy fajee tamit da ciy daal di baax donc léegi traitement yi lan la. waaw xëy na balaa may jàll ci traitement bi mun naa compléter méthode de dépistage yi. parce que bi ñu njëkk a wax mooy bi nga xam ne nit ki moo koy defal boppam. waaw d'accord ok mais am na ci yoo xam ne kër docteur ñoo koy def. te technique wala méthode bi ñuy gën a utiliser wala examen bi ñuy gën a def moom la ñuy wax mammographie. mammographie dafa nekk benn rajo wu ween boo xam ne moom la ñuy def te dañuy conseiller jigéen ñi bu ñu amee 40 ans ba 45 ans ñu tàmbali da koy def mun nga ko def ñetti at yu tegloo bu ñu gisul dara nga commencé di espacer tuuti wala nga koy def chaque année nga koy def par 2 ans di gën di continuer noonu lañ koy dépister mais bu fekkee ni nit ki ci biir këram dafa am ay soxna yoo xam ne mus nañu am cancer du sein ñoom dañ leen di conseiller ñu teel ko tàmbali. bu ñu xaar ba am 40 ans diggante 25 ans ba 30 ans ñu commencé def le dépistage waaw comme ça bu ko defee luñ ci teel a gis rek ñu mun ko faj ci saa si comme ça mu yem foofu. léegi yan centre ngay orienté nit ñi pour ñu mën faa dem def dépistage bi ici au Sénégal. waaw dépistage bi présentement ministère de la santé et de l'action sociale génn na benn liste boo xam ne ay centre la yu nekk à travers le pays yoo xam ne soxna yi mën nañ fa def ci jamono ji surtout def seen dépistage xëy na bu njëkk dëkk yi mag yi am installation yu mag yi ñoom ñoo ko daan def mais léegi décentralisé nañ ko ba nga xam ne soxna yi ñi nekk Saint-Louis ñi nekk Tamba ñi nekk dëkk yu bëri am nañ fa ay hôpitaux yoo xam ne bu ñu fa demee mun na leen defal dépistage bi. c'est payant normalement mais am nañu ay association yoo xam ne ñooy dimbale patients yi ba nga xam ne bu ñu fay tuuti lay doon am na ci d'autres associations yoo xam ne tamit bu ñu leen jàppalee du ñu fay dara. d'accord léegi docteur ci traitement yi. waaw traitement yi mun naa ko diviser ci ñeenti parties. traitement yi am na ci yoo xam ne dañuy defal soxna si li ñuy wax chimiothérapie am na ci yenn cas yoo xam ne dañuy def de la chirurgie dañuy opérer ween bi te yenn saa yi sax da ngay gis koo xam ne mara détail dañuy dindi ween bi parce que feebar bi avancé na avancement boo xam ne bu ñuy dindi ween bi tamit feebar du fi jógee day continuer di law te mun na ko lor mun nañ ko defal tamit de la radiothérapie am dëkk yi gën a mag am na lu ñuy wax ay hormones dañuy jox maladie pour arrêter développement cancer boobu yenn cas yi dañuy associer plusieurs formes thérapeutiques duñu la defal chirurgie kese ñu la defal chirurgie après ñu defal radiothérapie wala chirurgie après ñu defal la chimiothérapie donc méthode yooyu yëpp am nañu mais fii Sénégal am nañu un institut bu nekk hôpital de Dantec mooy institut Curie c'est le service de cancérologie foofu ñu fay liggéeyee yëpp seen xam-xam ci cancer la màcc nga xam ne ay professeurs agrégés lañ ak seen personnel seen xam-xam màcc ci xeex cancer ñoom foofu ku fa dem daañ la mën a defal sa dépistage bu fekkee ne gis nañ ci yow dara même lu dul cancer sax parce que il faut ñu fàttali ni daj bul wala nga gis ni sa ween soppeeku na tekkiwul ni da nga am cancer mun na nekk leneen lu dul cancer mais lu mu munti doon it lu ñuy faj lay doon te li ñu ko gën a teel a def nit ki gën a gudd fan waaw donc ñoom loolu mooy seen métier donc ku fa dem mu neen la seetal sa ween lu ci war a def yëpp ñu def ko ci bu dee dañ lay war a programmer pour opérer la ñu programmer la pour opérer la waaw. ok est-ce que am na ay organisation wala ay organisme yoo xam ni dañuy jóg rek taxaw di lutter contre le cancer. waaw Sénégal am nañu chance am benn organisation bu ñuy wax LISCA. LISCA mooy Ligue
sénégalaise contre le cancer ñoom dañuy yëngatu at bi yëpp xëy na ci période octobre rose bi lañ leen gën a dégg mais du caageenu yeneen mois wu année bi dañuy toog banque seeni loxo ñi ngi def liggéey bu am solo boo xam ne dañuy dajale ay fonds di lëkkaloo ak ay chirurgiens ay gynécologues ay docteurs ay radiologues mën a ñëw jàppale soxna yi nga xam ne soxla nañ ko pour def dépistage wala pour def traitement te xëy na damay lancer un appel ñi nga xam ne yàlla may na leen ko bu ñu mënee jàppale association boobu lu ñu am ci wërsëg bokk ak ñoom dem joxe fa seen contribution te seen xel dal ni li ñuy joxe fa mu war a dem lay dem parce que dañuy dajale xaalis bi li ci gën a bare soxna yi nga xam ne amuñu moyen seen loxo jotu seen digg ginnaaw da leen di ci jàppale ba ñu mën a def li ñu war a def yëpp pour mën a faju waaw donc loolu lu am solo la bu weesoo loolu nag ministère de la santé liggéeyam mooy xeex feebar donc ministère de la santé am nañu ay division yoo xam ne ñoom it dañuy xeex cancer bis bu ne waaw du octobre rose bi nag dafa gën nekk campagne bi nga xam ne xëy na communication bi ci lay gën a bare te intervention yi ci la ñuy gën a bare xëy na mais at bi yëpp loolu lañ koy xeex biir Sénégal. Alors, docteur Doudou Diop, nous arrivons au terme donc de cette émission. Le temps qui nous était imparti est quasiment terminé. Alors, lan ngay wax benn baat rek bu gàtt ñu tëj émission bi ci fi ñu toll ci Covid 19 bi bu ko defee loolu nga xam dafay nekk bonus boo xam dañ koy dagg après may ko ñi nga xam ni ñooy internautes yi. waaw Covid 19 li ma ci mën a sànni mooy jamono ji ñu toll alhamdulilah. nombre de cas yi ñu am Sénégal wàññeeku na bu baax a baax macha allah waaye mesures yi ñu daan jël yëpp buñ ci bàyyi dara bu ñu fàtte mesures yi raxas loxo ba mu set ak saabu takk masque distanciation physique et cetera def naa ñun ñëpp bu ñu gënee jàpp rek feebar dina fi gën a gaaw a jóge voilà. mais baal ma docteur mais ñu mel ni Afrique affaire bi Sénégal en tout cas ñun particulièrement fii la ñu xam mi ngi wàcc bu baax mais Europe dafa mel dafa gën a yéegaat loolu ba ñoom ñu commencé waat di confiner ak di yooyu moom loolu kéemaan la di. waaw loolu moom ñëpp la jaaxal fi mu nekk nii ñëpp la jaaxal même am na ay kuréel yu mag ñu nekk ci àdduna bi ba tey ñi ngi posé question boobu lan moo tax le nombre de cas yi ñu am ci Afrique demeewul noonu wala li tax Europe seen cas yi bare trop man xëy na jàngat bi ma ci am mooy yenn pays yi dañoo amoon moyen trop te dañ ko am ba léegi sax. dañu xawoon soofental lépp lu jëm ci fagaru insister ci faj affaire bi situation bi ñoo na dépassé leen ñun ñi nga xam ne xëy na suñu moyen demewul noonu dañ daan gën di insister ci fagaru nga xam ne mesures yi ñu mën a teg yëpp ba feebar yi di bañ di law dafa yàgg Sénégal yàgg Afrique waaw man noonu laa ko analyser xëy na nag am na d'autres arguments yoo xam ne ñeneen ñi ngi def seen analyse bu nañ ko gisee noonu mais ça c'est un constat boo xam ne ñun ñi nga xam ne ñi nga yëngatu ci santé yëpp gis nañ ni pays yi nga xam ne amuñu moyen doon insister ci fagaru ñoom ñoo ci gën a mucc agum te ñaan yàlla mu continuer noonu sax et puis dëkk àdduna yëpp feebar bi jógee fa. jërëjëf docteur. waaw kay jërëjëf ñi ngi sant nag ñuy suivre Ndindy Actu yëpp te di leen jox ndox daje ci fan yi di ñëw incha allah. jërëjëf docteur Doudou Diop la ñu àndaloon kon ci Actu Santé gis ngeen ko tey mi ñu àndiloon octobre rose wax nañ ci ay détails yu leer ak li nga xam ne moo di cancer du sein dégg ngeen conseils yi nga xam ne jox na ko soxna yi et tout wax nañu tamit ci ban âge la ñan la gën a yàpp maanaam ak tamit nan lay manifesté woo ak nuñ koy fajee alors ñuy soññ ñëpp rek soxna yi ñu gën a bàyyi xel ci seen wér-gu-yaram ak ñeneen Malick Fadel Fall la ñu àndaloon ci caméra bi Ahmed Seck ñu àndoon ak yéen ci Ndindy Actu une prochaine fois inchallah d'ici là portez-vous bien et comme disait l'autre prenez soin de vous et de votre santé car la santé n'a pas de prix. Au revoir.